asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi toll nañ ci jamono boo xam ne nag doole Vital TV kenn dootu ko werante ci Sénégal da nga bëgg ñu gis sa njaay wala ngay yëngu ci leneen lu mënti doon bëgg mu fës loolu mën na ne agsi ak jàmm ci Vital TV la porte est grandement ouverte dinañ la ko waneel à la meilleure manière qu'il faut boo bëggee jokkoo ak ñun wooteel kaw ci numéro yi bala xat 77 471 97 74 Vital TV, c'est tout ce qui est vital chez vous. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi saxoo di seetaan seen chaîne bi di Vital TV rawatina seen émission bi di Samp Laaj ngeen ànd teeg seen xarit Modou Sarr tey nag Samp Laaj dafa dalal benn mouvement bu ñu tuddee mouvement Aquatech dégage kenn umpalewul ni population bi nga xam ne mooy Mboro jafe-jafe yi ñu am ci wàllum ndox mi moo waral tey ñu dajale fii ay Mborois yi nga xam ne dañoo jug pour xeex Aquatech dégage créer seen benn mouvement monsieur El Hadj ñoo ngi lay nuyu. waaw sëñ Modou ñu ngi lay fay nuyoo bi di nuyu tamit képp koo xam ni yaa ngi ñuy seetaan à travers Vital TV donc man maa ngi tudd Asmalik Gueye nekk coordonnateur u Aquatech dégage ma ànd ko ak samay naataango ku ci mel ni le responsable de communication Assane Ba ak soxna Jojo nekk aussi membre ci biir Aquatech dégage. jërëjëf monsieur El Hadj ñu madame Ndiaye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la sant di la gërëm di ñaanal waa Vital TV yàlla nañ jëm ca kanam madame Ndiaye Jojo Diouk femme volontaire Croix-Rouge. jërëjëf madame Ndiaye monsieur Assane ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay maa ngi tudd Assane Ba chargé de la communication du mouvement Aquatech dégage. di leen sant waa Vital TV di leen gërëm di rafetlu aussi liggéey bi nga xamante ne yéen a ngi koy def ci commune bi vraiment di def seen participation di leen wax ne voilà émission bi na nekk njëriñ ak information boo xamante ne ñëpp nañ ko jëriñ. ñu ñëw ci coordonnateur bi monsieur El Hadj yow yaay coordonnateur mouvement Aquatech dégage ñu bëggoon a xam ci yenn anam ak lu waral ngeen créé mouvement bi di Aquatech dégage. waaw pour leeral rek Aquatech dégage li tax baat bi ku ko dégg xam ne Aquatech la ak dégage maanaam da nga fay bëgg a jóge jëlee Aquatech lan moo ko sabab nag Aquatech moom mooy société bi nga xam ne moom mooy gérer ndox mi fii ci biir Mboro donc Mboro ñaari forage la am yoo xam ni Aquatech moo ko yore di ko exploiter ku ne xam na ni Aquatech ba mu fi ñëwee léegi depuis 2018 lañ ko joxoon suñuy forage ñu jëlee ko ci waa Asifor ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon yor ndox mi yoroon ko nag yorin bu baax bu mucc ayib ba nga xam ni gouvernement Sénégal sax wax na ni ñaari commune ñoo fi am yorin bu mucc ayib moom mooy Kayar ak Mboro donc ci réforme bi nag en 2018 ci lañ ko joxee Aquatech ci ay anam mais depuis booba ba léegi waa Mboro ci ay jafe-jafe yu tar la ñuy dund ci wàllum ndox mi am na ci quartier yoo xam ne amuñu extension ñi nga xam ne sax ñi ngi gisum ndox ñi ngi koy gis ci ay heures yoo xam ni ay 2 heures du matin ak i 3 heures du matin noonu nag la doxee ñuy jafe-jafe di dox ba ci mois de février nag ñu dund fi situation bu metti boo xam ni toog nañ fi ay une semaine yoo xam ni amuñu ndox ndax lan moo ko waraloon waa Aquatech ci boppam dañoo yoraloon waa Sénélec ay boru électricité ay facture électricité donc yu toll ci ay 15 millions yoo xam ne fayuñu ko ci la nag sunuy mag ñu ci mel ni Ibrahima Ba Abez ci lañ jugee nag ni lii moom waratul a continuer il faut que nag Aquatech mii nii ñu jug ci kawam imposer ko comme kat une fois mu jox ñu ndox mu baax bu jox ñu tamit ndox mu doy mais tamit bu ko mënul nañ ko fi jëlee looloo waral ñu créer mouvement Aquatech dégage. waaw mais xam nga mouvement bi di Aquatech dégage c'est un peu radical. ne Aquatech na fi jóge. est-ce que tamit yéen am ngeen ay négociations ak waa Aquatech yi nga xam ne ñoo gérer ndox mi pour waxtaan ni ngeen trouver solution. waaw loolu am na ay waxtaan am na ay yoon loo xam ne ay weer lu ëpp 6 mois ci ginnaaw
nga xam ni ñun ñi nga xam ni ñoo ŋànk Aquatech dégage dem nañ ci waa Aquatech wax leen jafe-jafe yi ci saasa ñoom li ñu waxoon moom mooy kat dañ ciy jël ay solution ni ñu les semaines qui viennent dañ leen indil ay solution mais depuis boobu ba léegi gis ñu solution te it Aquatech li tax ñu bëgg ko fay jëlee moom mooy Aquatech fépp fu mu nekk ci biir Sénégal ay jafe-jafe la ñuy dund waa askan woowu ay jafe-jafe la ñuy dund ba ñëpp ci biir Sénégal bëgg nañ koo jëlee ñoo fa mu nekk donc nag loolu moo waral tamit ñun ñi tamit gisuñu suñu bopp ci biir Aquatech ndax tamit bu fekkoon Asifor moo yoroon ndox mi nam ko yore woon sax tane na mais Aquatech ba mu dikkee moom yorin wu jéggi dayoo bu désastreuse bu nébuleuse boo xam ne kenn xamul nuñ ko yore. justement Asifor moo fi nekkoon. mais yéen Aquatech ba mu ñëwee 2018 te ngeen Aquatech ni muy gérer wàllu ndox mi au niveau national ñëpp xam ne ni baaxul léegi lu waral yéen ngeen nangu Aquatech ñëw installé wu biir Mboro. waaw loolu xam nga réforme la boo xam ni état moo ko fi teg ndax état depuis 2011 état dafa tegoon association des consommateurs moom la ñuy tuddee les Asifor fépp ci biir Sénégal ay Asifor ñoo yoroon forage yi léegi nag bi ñu demee ba 2016 dañoo gis ni ak programme Banque mondiale dañoo gis ni kat maanaam gestion yooyu yëpp dafa am ci yoo xam ni 93% ci gestion yooyu maanaam baaxul xaalis bi dañ ko daan salfaañee te xaalis bi aussi population yi daanuñu goon gis xaalis bi ci la nag état Sénégal entamé benn réforme en 2016 réforme boobu bëggoon a privatiser ndox mi jox ko ay sociétés extérieures donc ci noonu la doxee donc nekkul loo xam ni ñun ñoo ko nangu waaye état wu Sénégal moo ko imposé communes yi mooy forage ruraux yi donc bi mu ko imposé waa Mboro biñ dikkee ñoom li ñu waxoon waa Aquatech dañu ni kat expérience bi nga xam ne waa Asifor amoon nañ ko dañ koy utiliser donc ñooñu duñ leen bàyyi ñu dem mais dañ leen di utiliser ñuy liggéey ak ñoom waaye biñ demee ba ci biir gis nañ ni loolu yëpp ay nar la ay kàcc la yoo xam ni seen i pexe la woon rek yoo xam ne dañ koy lal waaye bañ demee ba ci biir gis nañu ñoom nar ñu dara ci lu jub. kon mën nañu wax ni Aquatech dañ leen koo forcer daal mais du lu leen gënal. waaw non xam nga une équipe qui gagne kenn du ko changer. dëgg la. comme que état wu Sénégal ci boppam moom reconnaître na ni commune u Kayar ak commune u Mboro ñoo gën ci seen gestion ndox. kon kay waruñ ko woon a changer. waruñu ko woon changer mais mais xeexoo leen pour ñu bañ ko changer. waa ñi fi nekkoon muy waa Asifor ñoom ci seen bopp reconnaître nañ ñi def nañ erreur ndax kat dañ ci waroon a impliquer population bi avant ñuy jox waa Aquatech lenge yi dañ ci waroon a waxtaan ak population bi yëpp diisoog ñoom laaj leen ñoom lan la ñu bëgg ba xam kat dañoo bëgg ñu jël gestion bi jox ko Aquatech wala dañoo bëgg ñu continuer di gérer seen gestion comme ni ko waa Noto defee waa Noto bi fa Aquatech ñëwee bëgg a jël lenge yi ñoom ci seen bopp dañoo woo population bépp ñu ñëw taxaw ñu ni kat ñoom bëgguñu Aquatech installé wu fi ci noonu lañ fexee ba Aquatech installé wu fa. yeneen dëkk yi yu ci bëree bëri tamit noonu lañ def dañoo waxtaan ak seeni population mais ñun erreur bi nga xam ne waa Asifor ñi fi nekkoon def nañ ko moom mooy kat amuñu temps wala it jotuñoo waxtaan ak seeni population te it ñoom reconnaître nañ ni def nañu erreur. dëgg la ñu laaj que chargé communication bi monsieur Ba yow yaay chargé communication mouvement Aquatech dégage léegi ngeen créé mouvement bi depuis je pense février ba léegi yéen ci mouvement bi yow yaay chargé communication bi mën nañoo xam. mouvement bi lan la defagum ba ngeen ko créé ba léegi. ok merci beaucoup maa ngi lay sant bu baax ci question bi di wax ne rek mouvement bi bañ ko créé ba léegi tooguñu jour boo xamante ne nekk ñu di tëral ay plan d'action di tëral ay méthode de travail yoo xamante ne dinañu mën a permettre ñu gën a rapprocher population bi parce que c'est un problème boo xamante ne ça concerne la population. ba ñu xalaatee dañuy teg mouvement Aquatech dégage li ñu njëkk a def bokk na ci dem rencontrer ki nga xamante ne mooy le premier magistrat de la ville muy monsieur le maire wax ko li nga xamante ne mooy suñu mbébét ginnaaw ba ñu fa jógee dem aussi rencontrer ki nga xamante ne mooy le commandant de la brigade aussi puisque moom mooy assurer tout ce qui est sécurité au niveau de la localité ñu wax ko projet bi nga xamante ne moom la ñu entamé. bañ fa jógee aussi li ñu defaat mooy def le tour de tous les quartiers rencontrer les délégués de quartier te chaque jour rek résultats yi day doon ay résultats yu satisfaisants parce que population bi ci boppam ñoom ñoo bëgg Aquatech jóge fi
waaw mais justement monsieur Ba yéen bu ngeen commencé xeex ba léegi 6 mois 7 mois ba léegi Aquatech jógee ko fi yéen rencontré monsieur le maire préfet ak population bi mais ba léegi askan wi ñoo ngi leen di déglu ba léegi Aquatech moo ngi fi jógee ko est-ce que tamit yéen a ngi ci biir bu baax a baax. si ñu ngi si biir boo gisee 6 mois yi depuis février la comme ni ko coordonnateur waxee léegi. la ñu entamé combat bi. mais Aquatech dégage bii di groupe bii di kuréel Aquatech dégage bi yàggul ñu koo teg ça ne fait même pas 2 mois si lañ ko teg nag ne kat lu kët ne jon parce que xam nga lu tax parce que ñi nga xamante ne ñooy ñi fi nekkoon tegoon mouvement Aquatech dégage bi dañ dem rencontrer autorités yi. def ay moratoire ba ñu dig leen ñu dem toog di xaar moo tax nga ne 6 mois ba ñu leen diggee nag ñu toog pendant des jours pendant des mois amuñu benn gain de cause si dig yoo xamante ne yu tooy xepp la si la ñu jógaatee tëggaat affaire bi woowaat ñeneen renforcer ko avec la population mooy mouvement bii nga xamante ne tey ñëpp ñi nga xamante ne mooy bàjjenu gox yi mooy association yi mooy imam yi mooy délégué de quartier ñëpp nag dañ ne léegi dañuy engagé wu de manière générale ci combat bi pour mën koo gagner une bonne fois pour toutes mais boo xoolee loo gis rek ay procédure la déjà ñoom enclenché woon nañu procédures yi def ay moratoire def ay négociation def ay mémorandum dem déposer fi ñu ko waroon a déposer des démarches administratives mais gars yi dañ leen a digoon mais nag koo xamante ne depuis des mois mu ngi lay dig di la dig gisoo résultat c'est-à-dire que kooku kon li mu lay dig du ko def. moo tax yéen tamit est-ce que raté woo leen seen cible parce que Aquatech jàpp nañ ne état ko fi teg. kon bu ngeen xeex est-ce que du ngeen ko jëmale ci état bi ndax mu jëlee ko fi. non duñ ko jëmale si état parce que ñun gisuñu état Aquatech lañ gis Aquatech dafa signé contrat ak état c'est une société privée boo xamante ne day prestation de service lay def. état jox ko mu am ay clause yoo xamante ne signé na ko. kon yéen mënoo leen fee jëlee Aquatech état moo ko fi mën a jëlee. si mën nañ ko jëlee mais ñun ñooy état qui est l'état mais état du Macky Sall état mooy ñi nga xamante ne mooy la population souveraine. d'accord mais yéen comme ci kii sànq li wax. ni yéen Aquatech état moo ko fi andi teg ko fi imposer leen ko. parce que Azufor mi fi nekkoon moo ngi ko doon gérer wax xam léegi état yi signé contrat ñu andi leen forcément léegi nag Aquatech état ko fi andi bu leen bëggee mu jógee fi est-ce que tamit du ngeen dem waxtaan ak état. non c'est que lim la wax peut-être déggoo ko bu baax. dene Aquatech ba mu fiy ñëw waa Azufor la fi fekk. ñoom ñoo signé woon. mais ba ñuy signé malheureusement demuñu ci population bi informer leen loolu nekk une erreur boo xamante ne waa Azufor reconnaître nañ ko mais ñoom aussi en même temps damay wax sous le contrôle du président sortant Ousseynou Koli moom moo ne ñoom bañ leen di signer affaire bi dañoo yaakaaroon ne luy ñëw andi coppite boo xamante ne Mboro dootuñu ñàkk ndox ba ilaa yow mi din loolu prédisposition yooyu noonu la ñu amoon mais malheureusement tel n'est pas le cas parce que on a vu des manquements gis nañ ne Aquatech dafa tële gis nañ ne Aquatech defu fi loo xamante ne ñi fi nekkoon defuñu ko fi raison pour laquelle ñun on s'est levé ñu ne ñun kat bu nekkee état dafee andi Aquatech pour mu soulager ñun dañuy won état que ne Aquatech dafi ñëw pour renforcer douleur ak jafe-jafe yi nga xamante ne population de Mboro ñu ngi koy dund moo tax ñu ne ñun dinañu jóg xeexal suñu bopp population bi et souveraine mu xeex pour jëlee fi Aquatech une bonne fois pour toutes pour ñu mën a dellu fu ñu nekkoon. jërëjëf monsieur Ba ñu laaj madame Ndiaye yaay seen jigéen yow ci ay waxam nee na waxtaan ngeen ak autorité yi waxtaan ngeen ak maire ba nga ñoo xam lan ngeen waxtaan ak maire lan ngeen fa tënk mën nañ noonu koo xam. waaw comme sama naataangoo yi ni ñu ko waxee rek. parce que mbir bu amee ñi ko war a yëg ñëpp nañ ko yëg luñ ci war a dox nañ ko ci dox te ba ñu commencé ba léegi ñu ne la 6 mois loolu moo am fépp foo xamante ne war nañ faa dem wax leen soxla si nga xam ne moom lañ am muy Aquatech na fi jóge dem nañ fa wax ak ñoom liñ ñu wax nag leer na ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo waa Azufor ñi fi nekkoon ñoom dañoo ñëw ñu signé par erreur parce que la nga xamante ne moom la Aquatech waxante woon ak ñoom ci contrat bi loola yëpp Aquatech defu ko ci Mboro parce que man ba ñuy wër di recenser kër yi man ba ñu ñëwee sama kër dama ne laaj leen lan ngeen ut ñu ne dafa am beneen entreprise bu war a yore ndox mi moo tax ñuy wër di recenser pour laaj ndax d'accord ngeen
man dama part personnel dama ko ni man du ma signé parce que d'accord ma entreprise bi fi nekk di fi jóge parce que entreprise bi fi nekk defuñu waxuñu te au maximum ñi ngi am ndox ni ñu ko war a amee te facture yi cherul waa ji ne ma kii mooy gën a yombale. justement facture yi cher na trop. daf ne ma kii mooy gën a yombale. kon ñi nga xamante ne ñoom loo doon wër ci kër yi di recenser kër yi ñoom ay naafeq lañu ndax lañu waxoon ak li am ça fait 2. mais waxtaan bi ngeen waxtaan ak monsieur le maire moom d'accord na pour Aquatech jóge fi wala. monsieur le maire d'accord na ci parce que mbooloo bu ñu taxawee nga yilif mbooloo moomu ndax moom moo ñu yilif ñun ñoo tax mu toog fi mais moo ñu yilif kon su bëgg-bëgg bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg bi ndax ñun ni ñu soxlaa ndox moom noonu la soxlaawee ndox loolu moo tax moom il est obligé pour mu ànd ak ñun ci bëgg-bëgg ndox mi. est-ce que tamit yaa ngi ci waxtaan ak femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi parce que yaay seen jigéen est-ce que yéen a ngi ci dox loolu. waaw parce que man en tant que femme volontaire Croix-Rouge xam nañ ñun dañoo war a soxla ndox ndax ku ni Croix-Rouge xam ne set la. waaw root bi moom jigéen ñee ci. waaw gën a sonn moo tax ñun ñooy togg ñooy fóot ñooy bale ñooy raxas ñooy def nettoyage tout day revenir ci femmes yi ñun fu ñu dajee assemblée générale wala ñu am nat di ko def dañ fay waxtaanee lu jëm ci wàllu ndox mi mais ñëpp nee nañu ñun ànd nañoo ak yéen ci wàllu ndox mi ngeen di lijjanti. jërëjëf ñu laaj coordonnateur bi yéen instant yi mouvement bi bu ngeen ko kiiyee ba léegi tamit gisaguñ en tout cas li tax ngeen di xeex muy Aquatech jóge fi ba léegi amagul léegi nan ngeen fas yéene doxalee pour Aquatech jóge fi lan mooy seen plan d'action. waaw plan d'action boo gis dafa am ay jaar-jaar maanaam moom mooy étape yi nga xam ni moom ngay jaar pour atteindre sa objectif bi ñu tàmbalee comme niñ la ko waxee sànq dañoo dem gisi maire gis commandant def suñuy mémorandum mooy lan maanaam xool yow li la metti les griefs liy metti population bi lépp nga tënk ko ci benn document jébbal ko autorités yi ba pare aussi def l'historique de l'eau à Mboro ba pare aussi proposer ay solutions donc loolu yëpp ñu jox ko monsieur le maire jox ko commandant bi jox ko sous-préfet jox ko préfet jox ko gouverneur jox ko même le ministre ba président de la République le 5 août bi passé mu jël invité le ministre de l'eau wax ko ni ko kat il faut régler le problème de Mboro ci conseil des ministres bi nga xam ne moo amoon le 5 août donc kon ñun le président dégg na suñuy ñaxtu dégg na lan mooy problème mu Mboro donc loolu moom mooy plan d'action bi nga xam ni entamé nañ ko. mais déggoon nañ fi fan yi passé ñu ne ngeen digle population bi ne buñ fay facture yi. voilà donc loolu yëpp dafa bokk ci biir plan d'action bi pour ñu atteindre suñu objectif li ñu njëkk a def moom mooy dañ ni bu kenn fayati facture ndox Aquatech ndax kat Aquatech li mu bëgg kenn mënu koo def Aquatech dafa ñëw ci biir Mboro amul benn investissement bu Aquatech def benn 6 mètres tuyau Aquatech dugalu ko ci suuf amul benn extension bu mu def tey jii bu amee problème ak ay pompam ak ay régulateur am day ñëw ci Asifor mi nga xam ni moo fi nekkoon muy xaalisu askan wi ñëw di leen demander waat pour ñu joxaat ko xaalis pour moom mu dem jënd ay pompe ñëwaat di ñu ci exploiter donc loolu mu doon lu jéggi dayoo tey jii Aquatech bu amee problème ci ñun lay ñëwaat ñun les consommateurs laaj ñu sunu xaalis ñu régler problème yooyu mu ñëwaat di ñu exploiter di def ay facture am ñu koy fay sunu xaalis te buñ ko fayee sunu xaalis aussi du fay facture bi nga xam ne moom moo ko booleeg waa Sénélec ku ne xam na ni forage yi Sénélec courant lay consommer donc moom fi mu toll nii ñuy wax ak yow am na plus de 31 millions de dettes avec la Sénélec mu doon lu jéggi dayoo woo xam ne ñun bu ñu ko fayee sunu xaalis moom du dem joxe fay tamit waa Sénélec mi nga xam moom la ko séqal loolu moo tax nag ñu ni ñun duñ joxati suñ benn xaalis waa Aquatech. léegi loolu dafa am durée wala. ba Aquatech di fi jugee. tant que Aquatech jugee fi bu kenn fay facture. waaw mais Aquatech bu fekkee daf laa war a jox ndox amul benn quartier ci biir Mboro boo xam ni 24 heures sur 24 7 jours sur 7 12 mois sur 12 mi ngi am ndox na mu ko bëggee en quantité suffisante et en qualité. mais nit ñi buñ fayul facture yi est-ce que Aquatech dina mën a continuer di ñu. voilà foofu mooy yoon bi nag. xam nga da nga ma wax plan d'action. maanaam noonu la war a demee tey jii ñun dañ koy tegal ay galgal yoo xam ne tey jii bu ci daanoo dootul jugati day dem ñibbi moom
bu ko defee ñun buñ ko fayatul dara moom du amati dara lu mu dugal ci poosam ndax moom ñun Aquatech suñuy robinet ndox lay xelli mais Aquatech moom ay robinet moom xaalis lay xelli donc ñun bu ñu daggee tiwa bi nga xam ne moo koy alimenter xaalis boobu muy facture yi moom donc day dee dafay jugee bu ko defee ñun ñu récupérer waat suñuy forage gérer ko comme nañ ko gérer woon loolu mooy objectif bi. léegi askan wi est-ce que ñoo ngi respecté loolu. est-ce que beneen affaire bi ma la ciy dolliwaatal moom mooy Aquatech personnel am bépp perte nañ leen ñëpp démissionné nañu donc releveurs yi nga xamoon yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu nekkoon 14 actuellement 11 yëpp démissionné nañ fi mu toll nii 3 moo fa des te fi mu toll nii fii ñuy wax ak yow kër yu bëri ak quartier yu bëri kenn relevé wu ko pour mën a ñëw joxe facture kon donc ñun dañoo profiter ci occasion boobu noonu ni bu kenn fayati facture buñ ko fayul facture du am dara loo xam ne dina ko dugal ci poosam di dem di ko nekk ci ay jongamaam ndax noonu laa ko mën a waxee. Aquatech moom dafa ñëw di rawale xaalis bi nga xam ni moom lay jëlee ci waa Mboro. léegi bàyyi ci waa Mboro nag ci souffrance. yéen da ngeen a bëgg Aquatech dem mais bu Aquatech demee kan mooy ñëw Azufor ngeen bëgg mu ñëwaat wala. waaw non ku ne xam na ni Azufor gestion bi mu defoon franchement c'était gestion bu am solo bu jaar yoon waaye tey jii bu fi Aquatech jugee liñ fi bëgg a teg moom mooy beneen comité boo xam ni waa Mboro ñoo koy séq benn comité communal concerté et participatif nga xam ne duñ bàyyi benn couche de la population ñëpp dañ leen ci invité toog xalaatandoo tënkandoo ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg ndax nag Mboro bëri na ay kàngam fii ñuy defee tey ji émission bi fi mooy lycée Mboro kàngam bu nekk ci àdduna bi ci biir Sénégal génne na fi man mii di wax ak yow fi laa génnee fi laa amee sama bac demoon jàng ji bitim réew am sama diplôme technicien am sama diplôme ingénieur dugg ci école yi gën a mag ñibbisi bëgg a jariñ sama askan donc ni ma ko defee noonu la ñu ko bëri ci biir Mboro defee donc ñooñu am xam-xam ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci Azufor ñëpp la ñuy boole segg ko xool ña nga xam ne nag bu ñu yoree gestion bi dana jaar yoon ñu tegaat leen fi loolu la ñu bëgg a def d'accord te ñoo ngi ciy waxtaan ak monsieur le maire waxtaan nañ ceeg ñëpp autorités yi fu ñu dem di fa déposer suñu mémorandum dañuy yóbbaale maanaam constitution wu comité bu bees boobu noonu waaw donc loolu daal moom mooy li nga xam ne bu fi Aquatech jógee loolu lañ fi bëgg a teg. jërëjëf monsieur El Hadj ñu ñëw ci chargé com bi monsieur Ba comme ni mu ko waxee plan d'action bi ne ngeen du ngeen fay facture courant fa ngeen fay facture ndox bi na gars yi boycotté bañ a fay léegi yéen ak seen plan d'action bi nii est-ce que loolu kese ngeen kii pour Aquatech jóge fi wala da ngeen dema waxtaan ak ñoom pour affaire facture yi ñu régler ko benn yoon. non loolu nekkul lu ñu décider loolu kese parce que comme ni ñu ko waxee plan d'action la moom la ñu tëral première opération la mooy opération de boycott le non paiement des factures mooy première opération ci plan d'action bi ñu njëkk a lancé des na yeneen opération yoo xamante ne bés buñ ci egsee dinañ xam ne kat njëgsi nañ ci parce que aussi plan d'action duñ ko mën a wax ci ay médias voilà sa noon nga ne ko yow fii laa lay jaar. Mboro léegi comme te problème ndox mi léegi dafay bari nit ñi ñoo ngi commencé di wut ay teenu càpp ñuy di xool ñu defee ay pompe affaire yooyu noonu pour wàllu ndox mi. waaw est-ce que tamit bu ngeen yéexee nit ñëpp duñ finalement duñ dugg ci loolu. non mais boo xoolee càpp yi mais solution la du solution d'une part solution la pour yenn besoins yi mais nit bu amul ndox bu mu naan kay. dina ut ay solution yu minimum yoo xamante ne dina si mën a subvenir mais càpp yi ñëpp xam nañ ne qualité ndox mi nekkul loo xamante ne lu baax la parce que 20 mètres wala 25 mètres. nga jot na boo xamante ne pratiquement voilà nekkul en bonne qualité. ñàkk pexe moo poussé sénégalais yi ñoo poussé waa Mboro ñuy def càpp yooyu noonu mais solution bi ci boppam. nekkul càpp yi solution bi mooy Aquatech jóge fi. ñu jëlaat Aquatech delloo ko waa Mboro ñu def seen extension andi ndox mi pomper ndox mu doy jël xaalis bi nga xamante ne waa Aquatech ñu ngi koy demander chaque jour te du am retour te aussi pour ma signaler la. problème mu non paiement des factures yi loolu bokk na si de ñoom dañoo ñëw jël suñu 5,6 millions Aquatech ba ñuy soog a ñëw 2018 jëndee ko pompe jëlaat 800,000 jënd ko alternateur. xaalis boobu ba léegi retour ñëwagul. xaalis boobu noonu ñu askan wi ñoo ko moomoon. askan wi ñoo ko moom Azufor moo ko fi bàyyi
Asifor mu ñu fi nekkoon ñoo ko fi bàyyil askan wi pour mu retourner waat askan wi. ñu jël ko jox leen ko ñoom ñu jënd ci pompe retour amagul seen pompe paanaat ñu bëgg a demander waat 5,6 millions extra ce qu'on a refusé loolu la ñu bañ te dañ leen di wax ne suñu xaalis boobu ñun nañ ñu ko delloo parce que ñun ñoo soxla nañ ko population bi soxla nañ ko. école lycée donc yéen bëggootoo leen mu jógee fi kese mais tamit na leen rembourser xaalis. non dafiy jóge non seulement mais suñu xaalis dañ koy rembourser loolu il faut que mu leer ñu xam ko parce que aussi koo xamante ne da nga ñëw di pomper ndoxu Mboro di ko jaay waa Mboro di ko facturer di jël seen xaalis di yóbbu su paan amee nga ñëwaat leen mais loolu yabaate la waa Aquatech dañ ñoo yeb moo tax émission bu amoon man leen ñi Aqua tous lañu duñu dara dañu ne fi pour pomper xaalisu Mboro bi dem te ñun dootuñu ko seetaan keroog dégg maa ci doon waxtaan ak coordinateur ma ne ko Aquatech tant que jógewul Mboro fii nii li xew Tobène su moytul fii lay xew. ñun ñëpp dinañ génn leen fi am na ñuy wax tamit askanu Mboro dañoo pacifique de trop moo waral problème yi yëpp ñu agsi fii. non loolu gars yi dañuy wax rek mais xam nga Mboro dafa am population boo xamante ne dañu am yar. dañu am teggil te dañuy déggal mag. am na lu bëri loo xamante ne du ñu jóg à la at di ko def lépp dañ koy jaar ci fuñ ko war a jaaree ànd ceeg ay mag boo xoolee mouvement bi ay mag ñoo si nekk ay responsable du ñu def violence du ñu saaga du ñu dépassé mais lépp li nga xamante ne moo ñu revenir dinañ ko jël pacifique bi gars yi wax nag ku nekk ak sa gis-gis waaw mais nag ñu ngi réclamer te je pense que ça va changer le cours de l'histoire de notre commune incha allah. maanaam Mboro dañuy ñàkk ndox une semaine. doo dégg ñu ñaxtu fenn. ñu dem ci yeneen gox yi benn fan wala ñaari fan la ñuy ñàkk ndox rek ñëpp yëg ko. mais ñaata yoon lañ fi génn ci diwaari télé bi fii nii ndax ndox ñaata yoon kii président Ibrahima Ba bokk na si ñi nga xamante ne ñoo jiite mouvement yooyu noonu ñaata yoon lañ fi baare télé bi ndax problème mu ndox mais dañoo gis ne au fur et à mesure ngay dem solution yi war na mën a nekk leneen que mu génn rek di baare ay télé moom mooy procédure bi nga xamante ne c'est une procédure administrative bi ñu emprunté pour ñu mën a gagner combat parce que loo gis aussi violence boo gis ak ñu ñemeeg yooyu noonu ça va tourner ça sera résolu autour d'une table. quel que soit alpha c'est autour d'une table la ñuy régler problème bi. jërëjëf monsieur Ba madame Ndiaye gis nañ ni seen mouvement bi di mouvement Aquatech dégage yéen ci xeex bi est-ce que mën nañoo xam ndax mouvement bi da am ñu nekk ci gannaaw ñu leen di jàppale ñoo xam ne ñu yëguñ ko wala mouvement bi yéen kese la. waaw mouvement bi du ñun kese maanaam ñun ñi dañoo nekk rek seq bureau bi mais mouvement bi du ñun kese am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci suñu ginnaaw di ñu jàppale mais du caagi nag politicien dafa nekk suñu ginnaaw di ñu pousser déedéet parce que mouvement bi képp kuy politique mouvement bi doo ci bokk ndax ñun politique guñu li ñu intéressé mooy Aquatech na fi jógee Aquatech nag bu fi jógee suñu mouvement bi du pour Aquatech dégage rek de. déedéet ñaanuñu yàlla mu yam fi parce que Mboro li ñu soxla dafa bari te li ñu soxla ci Mboro war naa mën a am Mboro war naa mën a nekk Mboro ndax ay doomi Mboro ñu ngi fi ñu ko mën koo def. kon ak seen mouvement bi yéen waxtaanoo leen ak benn politicien. kay am na politicien yu ci waxtaanal. ndax benn ci monsieur le maire. politicien la waaw mais ñeneen ñi xam nga monsieur le maire moom mënoo ko tëb mais ñeneen ñi nga xam ne ay homme politique leen ci gox bi nga xam ne mooy Mboro est-ce que ñoom tamit ñoo ngi ci mouvement bi wala déet. ñëpp waxtaan nañ ci ak ñoom képp koo xamante ni rek doomu Mboro nga. nga nekk Mboro wala nga dëkk Mboro te nekkoo Mboro yëg nga ko lii moom amul kenn ku taxaw Mboro ku ni yëgoo mouvement bi. amul lu nekk seen gannaaw di leen financer. kenn nekkul suñu ginnaaw du ñu financer. ñun kenn nekkul suñu ginnaaw du ñu financer. tamit Aquatech du mbër mu daw comme ni ko monsieur Ba waxee booy jànkonte ak moom tamit. waaw du mbër mu ndaw dëgg la waaye nag ñun dañoo am suñu carte de membre. man ku ci mel ni man benn jour ci laa jaay sama 100. 100 carte de membre. 100 carte de membre te du man kese maa jëloon te ñeneen ñi jëloon nañu kon mbir mi dafa doon loo xamante ne xeex bi ñëpp a ci ànd te lu ñëpp ànd nag il faut yàlla daf ñuy may bunt te ñu ngi ci bunt bi c'est que nag bëreet du defar. en tout cas askan wi ngi leen di déglu de. déggoo man la bëreet du defar da ngay def tekk pas à pas ngay def fi nga jëm di nga fa yegg ndax doo nangu lu la dëpp
te doo nangu lu taxaw sa kanam moo tax fi ñu bëgg a yegg dinañ fa yegg incha allah. jërëjëf madame Ndiaye ñu ñëw ci coordonnateur bi yéen a ngi ci xeex bi léegi une fois xeex bi jeex Aquatech jóge na fi après lan mooy xew. waaw dama bëgg a yokk tuuti rek ci sama jigéen ci li mu wax. maanaam comme ni mu ko leeralee. maanaam Mboro gépp fi mu toll nii bàyyiwuñu kenn. ndax kenn ku ci nekk li la ñor moom mooy ndox. ndox kenn mën koo ñàkk ci àdduna. l'eau est vitale moom mooy source de vie boo ko ñàkkee rek ñu tàgge la kon ñëpp lañ ci waxtaanal ñëpp dugal ci seen loxo bàyyiwuñu kenn comme ni mu ko waxee nag ñun yëngatuñu ci wàllu politique mën naa bokk ci benn parti politique waaye bis bu ma dikkee ci biir mouvement Aquatech dégage sama coloration politique dama koy teg ca buntu ba keroog may génnaat donc ci lañ waxee ne kat il faut que ñu teg carte de membre waaye duñ ko def ay prix yoo xam ni dafay jafe jënd moo tax ñu teg ko 200 francs nga xam ni day doon daanaka carte barkeelu wala leneen ak leneen lay doon donc foofu rek laay ñëwee pour résumer ci loolu. donc léegi li ma lay wax maanaam bu combat bi jeexee fi Aquatech jugee ndax xam naa ne tant que Aquatech jugee fi seen xeex bi du jeex léegi bu Aquatech jugee lendemain bi lan la. waaw mais Aquatech bis bu fi jugee Mboro ku nekk xam na ni jafe-jafe yi bari na. kan mooy ñëw. maanaam ñun bi njëkkee toog di waxtaan dañu ni maanaam association des consommateurs de Mboro la ñuy teg mais lu ni këtt ni jonn moo koy faj. da ngeen a bëgg kon daal gestion ndox mi askanu Mboro gérer ko. waaw non li nga ma laaj dafa xaw a nekk ñaari question da nga ni ma bu fi Aquatech jugee lan moo fiy nekk. la fiy nekk beneen comité la répondre naa ci sànq. beneen comité de gestion communal concerté et participatif moom mooy ñëw gérer waat ndox mi waaye bu fi Aquatech jugee Aquatech dégage li muy doon moom mooy consommateur de Mboro lépp ñëpp ci domaine yëpp nag mu ci wàllu électricité ndax ku ne xam na ni Mboro électricité bi ni muy coupé jaaduwul ci beneen domaine aussi boo ko jëlee ku ne xam na ni camions yi ni ñu fiy jaaree jaaduwul élargissement wu Mboro mi ngi toll ci 3 kilomètres 10 ci 35 000 habitants donc 10 000 habitants par kilomètre carré donc xam nga ni loolu jaaduwul Mboro fi ñuy waxtaan ak yéen amul sapeur pompier bu baax amu fi sax du ma ni bu baax ndax lu fi am moom la ñuy wax lu baax wala lu bon. mais loolu gisoon nañ ay plateforme comme Mboro SOS ñoo taxaw mais ba léegi gisaguñ tamit solution combat yooyu noonu am na ñu ko porté woon. waaw non dafa am combat yoo xam ni à long terme la. combat dafa am yoo xam ne par exemple wàllum ndox mi comme ni ma la ko waxee sànq lu ni kët ni jonn moo koy faj wàllum ndox mi jël fi Aquatech lu yomb la tey jii président bu ni woon Aquatech na fi jóge suba Aquatech da fiy jóge waaye tey jii bu ñu nee caserne wala hôpital wala police loolu ay ati at la ñuy dox pour mu ñëw te loolu yëpp nag ñoo ngi ci comme ni nga ko tuddee noonu mouvement yooyu yëpp yi nga tudd yëpp ci biir Mboro actuellement fi ñuy waxee ak yow ñoo ngi ci biir mouvement wu Aquatech dégage amul benn mouvement boo xam ni yow bokkoo ci biir mouvement Aquatech dégage comme ni nga ko waxee sànq rek askan wi ñu ngi ñuy bàyyi xel askan wi jox nañu kàddu donc loolu mooy wane ni Aquatech dégage ñëpp la soxal ndax ndox moom ni ngay juddoo ci berceau bi ba ni ngay demee ci tomb da ngay soxla ndox kon ndox ñëpp ko soxla moo tax xeex bii nii xeexu ñëpp la. jërëjëf monsieur El Hadj émission bi ñuy xaw a xoj instant yi temps bi li ci des bëreetul. est-ce que mën nañoo xam est-ce que bu mouvement bi est-ce que bu Aquatech bu fi jógee mouvement bi da ngeen dem ci yeneen combat maintenir mouvement bi wala da ngeen koy tas xoolaat na ngeen def. waaw non lu baax comme ni ñu la ko waxee sànq rek lu baax kenn du ko tas fi mu toll nii Aquatech dégage pour ñaxtu problème mu Mboro la te ñëpp ànd nañu ci loolu comme ni ñu ko waxee rek àndandoo doon benn say boobu noonu am na ci mouvement Aquatech dégage bu Aquatech jugee nag ñu teg fi comme ni ma la ko waxee sànq ASCOM maanaam mooy association des consommateurs de Mboro bu ko defee tur bi day soppeeku ndax bu ñu nee Aquatech dégage bu fi Aquatech dégagé tur boobu noonu amatul solo donc il faut que ñu teg fi loo xam ni Mboro gépp ak problème yëpp da koy wuyoo moo tax ñu ne ak association des consommateurs de Mboro
ndax consommateur moom ñëpp ci biir lañ nekk. waaw loolu mooy kon daal askan wi mën nañu leen a xaar bu combat bi jeexee ci yeneen combat. bu baax a baax a baax. Jërëjëf El Hadj ñu lay kii nga tàggatoo ñu ngi ci jeexantalu émission bi. waaw li may tàggatoo rek moom mooy revenir ci dernier mot bi. le mot d'ordre bi nga xam ne moom lañ joxe woon muy sunu premier plan suñu premier étape ci sunu plan d'action moom lañ ko mën a tuddee muy le non paiement des factures d'eau bu kenn fayati facture ndox fii ba Aquatech di fi jóge ndax comme ni ma ko waxee sànq rek ñun suñuy robinet ndox lay xelli robinet Aquatech moom xaalis lay xelli kon nag tuyau bi nga xam ne mooy alimenter Aquatech ñun boobu lañ koy xañ moom mooy li mu dugal ci biir poosam loolu boobu tuyau la ñuy dagg moom mooy paiement wu facture yi bu ñu ko xasee ba dagg Aquatech dee na ndax loolu mooy alimenter Aquatech bu ñu ko daggee nag Aquatech du amati dara lu mu dugal ci ay keesam bu ko defee nag dafiy jógee ñun ñu reprendre sunu ndox gérer ko nañ ko bëggee ndax tamit nag yoroon nañ ko ci gestion bu baax. loolu daal laay tàggatoo samay kàddu di leen sant nag bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay Vital TV te ngeen di def nag liggéey bu mucc ayib kooku il faut que ñu reconnaître ko. mayuñu dara ñu nit mayuñu la dara waaw ndax li ñuy wax dañ koo xam maîtriser ko. donc looy dund lu nekk buñ la ci laajee dañ ci sawar a tontu. donc loolu mooy li ma lay santé di leen ko gërëm. bu baax a baax ku ne xam na ni waxtu wi xat na waaye bàyyi ngeen seen lépp may ñu waxtu woo xam ni kat dinañ ci wax suñuy jafe-jafe waxtu jafe-jafe Mboro kon di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen teewaay fii ci Mboro. jërëjëf madame Ndiaye ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw comme ni ma ko waxee rek sama naataangoo jigéen ñi ma di leen soññaat le non paiement des factures ku ñëw sa kër di la couper bul ko may muy sëgg di couper ci sa compteur wax ko nit ñi ñëw taxawu la. ñu bañ a couper sa ndox ku ñu jox facture jëlee sa facture nga denc ko parce que bu ëllëgee facture boobu day revenir aat ñëwaat ci ñun parce que dañuy bañ Aquatech root suñu robinet xaalis yóbbu gàmbaale ko yéen waa Vital TV nag maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na ngeen am avancement si barke Seydina Mohamed. amiin jërëjëf madame Ndiaye ñëw ci grand Assane looy tàggatoo. merci beaucoup maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di santaat yàlla. ci teewaay bi nga xamante ne ñu ngi nekkoon fii di waxtaan ci problème mu ndox bi Mboro di dund ci ay jafe-jafe yi ñu nekk yëpp di tàggatoo di naan rek comme ni ko gars yi waxee mot d'ordre bi bu ko kenn fàtte mooy le non paiement des factures nañ ko xam te nañ ci am fulla ak fayda voilà comme ni ko maire Thioro waxee fulla ak fayda lañ ciy am donc di remercier waa Vital TV vraiment comme ni ko coordonnateur waxee tout à l'heure ngeen di liggéey bu am solo macha allah di jàppale gars yi ci information yi vraiment di véhiculer lépp li nga xamante ne mu ngi xew ci biir Mboro. voilà di nuyu nag suñu partenaires yi ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mouvement bi ba tax mu am doole en commençant par les délégués de quartier vraiment di leen saluer di leen remercier vraiment di leen jox seen wàccuwaay vraiment ñoom tamit. chaque jour ñu ngi ñuy encourager di ñu accompagner ci combat bi. vraiment loolu la amoon lu ma ci wax di leen. sant jërëjëf monsieur Ba jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne ñu doon suivre. bëggoon naa tamit nga may ma benn rek ma sànni ko ci ay kàddu. waaw mënta ñàkk la aussi. waaw bala ñuy tëj émission bi rek comme li xew fii nii ci Mboro xew tamit fii ci GCO ci commune Darou Khoudoss Diogo. dañ koy mettitlu muy sunu mbokk yi nga xam ne doon nañ fa liggéey te ñu licencier leen ba pare aussi li xew Tobène muy waa ICS ay problème yoo xam ne am nañ ko ak waa Tobène ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax te it bëgguñu mu demee woon nii te it loolu yëpp it mën naa ñëw it ba daanu ci sunu kaw kon nag loolu yëpp aussi nañ ciy bàyyi xel maa ngi ciy invité ñëpp ñu ciy bàyyi xel. kon xam naa loolu mënu woon ñàkk ma dollu ko ci. bala ñuy yëkkati émission bi rek. jërëjëf mbokk yéen yi nga xam ne yéen doon seetaan di leen jox dig daje ci beneen yoon ci seen émission Samp Laaj sur Vital TV la chaîne qui représente tout ce qui est vital chez vous jërë ngeen jëf.